asalaamaaleykum mbokk internet yi safoo seen chaîne bi di KSTV am mbégte bu baax a baax toogaat fi di leen présenter seen émission prévention sanitaire comme ni ngeen koy amee nag tous les mercredis ñu fas yéene waxtaane li nga xamante ni moo daal di ñeel suñu wàllu wér-gu-yaram niñ koy defee rek chaque jour ñu jël benn thème daal di koy waxtaane pour que internet yi daal ci mën a am leeral bu baax a baax waaye daal di gën a mën a comprendre boobule feebar tey nag mbokk yi ñu ngi fii ci hôpital Roi Baudouin ak docteur Marietou Traoré moom mi nga xamante ni dootuñu ko présenté ci suñu chaîne KSTV moom la ñu dalal tey docteur xanaa dama koy bàyyi rek mu daal di nuyoo ak mbokku internet yi docteur maa ngi lay nuyu. maa ngi lay delloo nuyu di Safiatou Diop di leen remercier encore une fois di remercier KSTV ci invitation bi par rapport ak benn thème bu bees bu ñu war a aborder donc maa ngi nuyu tamit téléspectateurs yi di leen dolli sant. macha allah docteur Marietou ñu ngi lay fay bu baax a baax di am contente tamit ci accepté bi nga accepté waat suñu invitation docteur tey comme ni ma ko waxee ñu war a waxtaanee beneen thème beneen maladie tey nag ñu jëm ci li nga xamante ni moo di AVC tubaab moo koy wax AVC mu nekk la nga xamante ni sonal na ñu bari docteur bu ma lay wax ci loolu lan mooy AVC. Safiatou AVC comme ni nga ko waxee boo xoolee initial bi. Français la accident vasculaire cérébral su ma koy wax ci olof ñëpp xam nañ luy accident mooy lu taxaw vasculaire bi ngay dégg mooy vaisseau yi mooy raccordu deret yi nga xamante ne ñoom ñooy foofu la deret bi di circuler boo ci boolee cérébral mooy yuur bi mooy cerveau donc accident wu raccord deret yi nga xam ne ñoom ñooy remonter sang bi ci yuur ba ci cerveau bi ñoom ñoo taxaw donc bu taxawee day créer benn accident xam nga accident moom comme ni nga ko déggee rek soo amee accident bu dee oto lu nekk day taxaw fii deret bi nga xam ne day jàll circuler dafay taxaw loolu mooy accident vasculaire cérébral. loolu mooy accident vasculaire cérébral dégg ngeen di docteur Marietou daal di expliquer léegi ci AVC waaye docteur loolu AVC bi lan moo koy causé en fait lan moo koy joxe. waaw xam nga pour mën a expliquer li koy joxe lépp ñu bëri boo xoolee croyance yi nit ñi am boo nee AVC nga ne tension bi moo ko jàpp mën na bañ a nekk tension bi xam nga tension mooy doole bi nga xamante ne moom la raccord deret am pour pousse deret bi tension moom la raccord yi am mooy doole bi nga xam ne moom la ñuy utiliser pour propulser pour que deret bi mën a avancer donc mais tension dafa war a normal ci contexte AVC nit mën na def AVC ci biir contexte tension bu kawe tension bi du moom moo tax AVC am mais nit ki amoon na loo xamante ne amoon na loo xamante ne benn kayoo walla benn doñ parce que AVC dafa bëri façon am nga sànq nee nga ma lan mooy AVC mais AVC dafa yaatu am na bi nga xamante ne deret bi du jàll parce que dafa am benn doñ bu fat raccord deret bi am na bi nga xamante ne deret bi dina jàll mais raccord deret bi dafay toj day am rupture bu boobaa deret bi day taa ci yuur bi donc bëri na façon léegi ça dépend ban cas la ñu jël su fekkee cas bu njëkk bi mooy bi nga xamante ne raccord deret bi dafa toj mu taa li ko mën a indi bëri na bu ci nekk ça dépend ban côté parce que cerveau bi dafa yaatu yuur gi dafa yaatu dafa bëri ay partie am na partie bi ci kanam ñu naan ko frontal am na partie côté yi am na ci ginnaaw fi ngay xam ne mooy commandé bët yi mais fi nga xam ne foofu la accident vasculaire cérébral bi am foofu li muy commandé foofu mooy am problème mais léegi suñu delluwaate ci explication bi léegi bu fekkee raccord deret bi dafa toj la plupart du temps mën nañu xalaat ni tension la mais dañ koy gëstu ba mu wóor ñu ko tension moo tax raccord deret parce que nit ki day am hypertension lu yàgg muy fragiliser raccord deret yi
dañuy yolom dañuy dem ba nga xam ne lu ndaw benn ostensationnel bu ndaw rek mu toj parce que dañ ciy yàgg léegi mën na bañ a doon tension bu fekkee bi nga xamante ne deret bi raccord bi dafa toj ba pare muy nàcc ci biir mën na nekk malformation benn genre doñ benn malformation artério-vasculaire lañ koy woowe nga xamante ne tamit ci biir contexte hypertension mën na rupture mën na am ci côté malformation bi mu def deret mën na nekk lu bëri mën na nekk tumeur mais quoi qu'il en soit day joxe forme bi nga xam ne c'est hémorragique pour que nit ñi bañ a xalaat que su ma defee AVC rek tension la mais boo ñëwee ci neurologue bi moom da lay def loo scanner ba pare pour xool est-ce que ischémie bi la wala hémorragie bi la c'est-à-dire est-ce que bi nga xam ne raccord deret bi dafa fat wala raccord deret bi dafa toj en fonction de bi nga am nga dem gëstu lu ko indi bu fekkee beneen bi nga xam ne raccord deret bi dafa fatt c'est-à-dire benn genre doñ moo ko fatt xam nga raccord bu amee xeer ci biir ndox bi du jàll day bloqué léegi xeer boobu xam nga accident am na parce que caillot bi bloqué na circulation sang bi mais léegi caillot bi lu mu doon moom la neurologue bi di gëstu léegi dina xool xam na neurologue xam na lan moo ko mën a indi am na bi ñuy tuddee athérosclérose c'est-à-dire que soo xoolee raccord deret yu mag yi fiy jaar fii carotide yi donc carotide yi ñoom ñooy remonter deret bi ci cerveau bi fii nag particularité am mooy souvent day am ay doñu graisse wala yu bees wala yu yàgg yoo xam ne dañuy fatt fii carotide yi artères yu mag yi donc buñ ko fattee flux sanguin xam nga deret bi bu jógee ci pompe bi ci cœur bi pour dem day xat pour jàll loolu dafay am mën na indi genre réduction perfusion sanguine bi comme mën na lors d'un contexte d'hypertension c'est-à-dire que nit ki jékki saay am benn ostensationnel day bumax doñ boobu mu yéeg ci cerveau bi mu fatt ko beneen possibilité bi mooy ñu nekk devant kenn koo xam ne dafa amee problème mu cœur soo amee problème mu cœur sa cœur amul doole pour di pomper donc facilement deret boobu di taaju nii ci biir cœur gi parfois day togg ay doñ léegi nag bu toggee doñ yooyu su amee contexte hypertension artérielle mën na ko bu max mu yéeg comme aussi mën nga am feebaru deret boo xamante ne ndax di nga gis sax koo xam ne dafa amee drépano mais xale yi am drépano di AVC dafa bëri parce que tout simplement seen deret bi day far day togg ay doñ yooyu di doxantu ba dem ci cerveau bi mu fatt ko donc toujours pour dire que li ko mën a indi bëri na foo ko neurologue bi gëstu ko en fonction de est-ce que mag la bu amee feebaru cœur wala amul feebaru cœur est-ce que jeune la day gëstu day demander ay analyse pour mën a xam moom lan moo ko indi parfois nag mën nañoo def analyse yooyu yëpp du ñu gis dara bu boobaa dañ ne ah lii de gisaguñu cause bi loolu la donc bëri na ay étiologie yoo xam ne neurologue bi daf koy gëstu. macha allah docteur Marietou mbokk yi yéen a ngi ba tey seen émission prévention sanitaire dégg ngeen bu baax a baax docteur Marietou li nga xamante ni moom la avancé léegi ci li nga xamante ni mooy joxe lii di AVC mu nekk la nga xamante ni balaa ñu koy xam foog docteur bi daal di def ay diagnostic am ba pare pour que mën a xam ban genre AVC la ci boppam.